يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك متعة الأجفان يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك للفؤاد العاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي جاذاك ربك أم بني الأوتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. mbokk jullit yi ñuy déglu gannaaw ba nu sante yàlla julli ci sangu-sangu yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam, di leen balu àq di leen baal àq, di ñaan sunu borom boole ñu jéggal. fa tabarakallahu ni ko imam waxe, dafa am lu nu fi dajale tey, ñu bëggoon ci sànnante ay kàddu jëmale ko ci sunu wayjur sunu kilifa Seydil Hadji Malick Sy ibnu Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu. yàlla dafa dogal bis ni tey ci le 25 juin 2000 ci la fi bàyyee ko woon wuy ji boromam. ba bis bi del siwaat ñu di ko fàttaliku, mu dellu rek ci aaya ba wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. ne yàlla waxoon yonent bi del fàttaliku di fàttali jullit yi, te ñoom comme yàlla daf leen a baaxe woon seen dund yëpp ñu jël ko teg ko ci seen modèle di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñun ñi nga xam ni ñooy seen njaboot it nañu jël suñu bët teg ko ci ñoom, ñu nekk suñu modèle. ba tax na seen dund référence lay doon ci ñun, et puis xàll yoon lay doon ci ñun, ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk ci biir tarbiya bii ñu yàlla boole ci kër sëñ Babacar Sy, ci kër Seydil Hadji Malick. ñu rafetlu tànk yi suñu mbokk waa Malikiya TV ñëw, imam Mbuub jiite ko ak xale yi mu ko àndal, te ka nekk ca bopp ba di sunu mbokk sunu wëllëre di Hadj Makhtar Ndiaye Al Amin. ku nekk xam ni mu demee woon ak Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin, te ci làmmiñam moo ma wax ni daanaka baatu Malikiya ci Serigne Pam Malick, ci turu Pam Malick ci la ci inspiré wo pour tuddee télévision bi Malikiya, ndax itamit wëllëre bu mu seqoon ak moom te ma xam ci dara, te wëllëre boobu ba léegi it mi ngi koy sàmm di ko dox digganteem ak njabootam ñu fi bàyyi. kon fa tabarakallahu tey lu mel nii su amee ci moom, mobiliser leen yéen ñi di ay njabootam di liggéey ak moom, ñëw ngir ñu waxtaane ci moom, dafa mel ni delloo mbàttu ca ndaalam. ñi ngi ko ciy sant bu baax, di leen ci sant it di leen ci gërëm, di ñaan yàlla gën a barkeel liggéey bi, yàlla gën ko yaatal ba moom mi ko sos li mu yéene ci xadara Seydil Hadji Malick yéene ko ci xadara Sëñ Babacar Sy, yàlla may ko mu mottali ko ci. te incha allahu mag ñi ñaanal nañ ko, am nañu yaakaar ni yàlla dina ko jàppale ba li mu ci yéene ngeen yéene ko ci, ngeen mën ko mottali. fa ilayka ya na Muhammadi. ñëpp dégg nañ ci waxtaan seen Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum wax ni sëñ Babacar daf leen daan wax ni nanu ko fonkal sëñ Pam Malick, bu nu ko merloo, bu nu ko def dara lu ko naqari,
ndax mu ne leen dama ko tuddee ki ma gën a fonk ci kaw suuf muy Seydi Hadji Malick donc complicité boobu ak amour boobu nga xam ni Serigne Babacar amoon na ko jëmale ko ci Maodo dafa jël loolu yëpp rogalaatal ko ci kaw sëñ Pape Malick ba moo taxoon gëmewul woon Serigne Pape Malick dañ lay nettali mag ñi bi mu nekkee ndaw sëñ Pape nga xam ni lu ko mas a neex rek neex na Serigne Babacar te maa ngi dégg sëñ Cheikh mu ciy nettali benn anecdote mu ni am na benn juma mu ni jàkka jàngi fees del mag ñëpp a ngi toog di xaar sëñ Babacar si nee na góor gi dem ba solu ba war a génn nee na sëñ Pape tey ci mbub bi ni ko sama gunóoru ngale dafa réer ci néeg bi sëñ Cheikh neen ñoom ñi ngi taxaw ci biti di xaar sëñ Babacar génn seegu nee na moo tax ba saani waaw góor gi la dama ko war a téye ci biir nee na ma ñëw fekk sëñ Babacar ak sañceem maag yëpp mi ngi sëgg ci suufu lal bi nee na ma ne ko waaw góor gi lii la mun ma bay askat moom la ngalleem réer moom laa koy xoolal fii ci biir néeg bi ba xam donc pour wan la vraiment li mu représenté woon pour moom te dama wax nit ñi ma ne leen buñ ko jàppee ni rek dimension filiale la woon maanaam doom ak way jur ak doomam déedéet dafa am benn dimension mystique bu ci amoon te nit ñi xamuñu ko parce que Serigne Pape nangu naa ci moom mu ni nit ñi ba léegi xamuñu ni Serigne Babacar du kese tax mu tudde ma Seydil Hadji Malick mais dafa amoon benn dimension mystique bu nekkoon diggante Maodo ak Serigne Babacar boo xam ni bi Maodo demee Serigne Pape ñëw mu tudde ko dimension mystique boobu la bëggoon a wéyal seen diggante ñoom ñaar moo taxoon vraiment mu tegoon ko foo xam ni pour ku xamul da ngay naan sax pour bëgg a yàq doom la or du woon loolu ndax sëñ Pape ni mu meloon ak moom nee na dafa toog benn jamono rek te kenn waxu ko dara kat ndax nee na moom sëñ Babacar fu mu masaana reetaane mooy ñëw di ko nettali histoire yi ko moromam yi di nettali muy neex ci sëñ Babacar bëggee détendre sax da koy woo waaw papa as nga ni lu sa xarit yi wax nee nañ ca mbër ma doon bëre mu nettali ko mu reetaan mais nee na mu toog bis rek ñemeetul loolu affaire bi jaaxal sëñ Babacar nee na sëñ Babacar woo ko mu ñëw mu woo Serigne Cheikh woo Soxna Astu way juróom bu jigéen nee na neen waaw lu ngeen wax papa as ba léegi ñemeetuma nee na ñu ni ko waxuñu ko dara mu ne kañ parce que man daf daan ñëw di waxtaan ak man di ma reeloo mais léegi dama gis que ne dafay ñëw rek nuyu ma ziar ma rek génn mais nee na Soxna Astu moo ne ko mais sëriñ bi am na koo xam ni yow yaay demal ci sa bopp ba xam ni du bàyyi kese waaw dafa am leneen lu ci nekk mu ne ko te soo ko découvrir rek la nga ñemee woon dootoo ko ñemee mu ne ko loolu moo ko dal ci yow dem na ba xam ni doo bàyyi kese donc am na loo xam ni ñemeetu ko waaw te sëñ Pape ni li ma jàpp mooy mësuma ànd ak samay morom ci jamono boobu di daw di ñëw di romb pour dem nuy sëñ Babacar te Soxna Astu du def ma woo su ma ñëwee mu ne fu ngeen jëm ma ne ko dañuy dem nuy sama papa mu ne tàllal leen seen loxo ma xool soo tàllalee ma xool mu dem leen jël ndox ak saabu ngeen raxasu mu ñëw mu jox leen serviette ngeen fomp mu jël parfum defal leen seen loxo nee na acca dem leen nuyoo mu ne xam nga ki la tàmmal lii mi ngi lay wan ka ni ki nga amal affaire ka du bàyyi kese waaw mais nag dina bàyyi dimension baay bi yow nag yaay dem ba xam ni nekkate kii ma amal affaire donte le bàyyi la waaye nag am na leneen lu ci dox donc moo taxoon sëñ Babacar mais jël ko sëñ Pape Malick ci ginnaaw sëñ Babacar la daan fanaan et sëñ Babacar bi mu gënee nekk ndaw moom sëñ Babacar daf ko daan leewu nii yor kurusam guddi gi yëpp di wert moo tax Soxna Astu daan ko wax ni ko sa tàngooru yaram bi bettu ma ndax xam naa li la sa bàyyi daan téye di werdu guddi gi yëpp tàngoor boobu moo wàcc ci yow ba moo tax sëñ Pape dafa ragaloon tàngaay ku amoon tàngat la dafa ragaloon tàngaay waaw mu ni ko tàngoor boobu xam naa ni moo la bàyyiwul donc waaw. ñu gis ne
woon relation bàyyi ak moom kese. waaye amoon na une dimension mystique. waaye ñu gis que moom dañu xëy rek ñu bëri foogoon nañ ni Serigne Cheikh moo ko jur. lan moo ko indi ci Serigne Cheikh. waaw parce que xam nga sëñ Babacar bi mu ak ni sëriñ Pape tollu woon ci moom ak la mu ci yéene woon bi mu demee ba xool gis na ni que ni kenn rek ko mënoon a mottali yéene boobu mooy Serigne Cheikh moo tax très tôt rek mu orienté ko ci Serigne Cheikh xam nga sëñ Babacar doomam yëpp moo leen jox salaatul fatiha moom de sëñ Pape Malick Serigne Cheikh moo ko jox salaatul fatiha te mi ngi ko jox bi sëñ Babacar génne àdduna ba am juróom-ñetti fan ci suuf mu woo ko ni ko toogal dama bëgg ñu mottali yéene góor gi sëñ Pape ni ko dama bëggoon nga may ma jël ci seede ma wut ci seede mu ni ko kan ngay jël mu ni ko sama yaay laa bëggoon a woo ñu woo soxna Astu mu ñëw moo leen ñetteel nee na ma keroog bi mu ko joxee tarixa bi ba noppi la ko may ndigal ci lépp luy awraat ci tarixa ni ko loo ci bëgg a jëfandikoo na nga ko jëfandikoo mais nag mu tegal ko ci ni ko nag bu la soxla taxa fanaan ci kaw der ndax góor gi ni ko soxla boo am rek jox ko góor gi te bàyyi waaw donc gis nga ñoom ñaar parce que aussi diggante Serigne Cheikh ak Serigne Pape Malick du question mag ak rakk rek de déedéet dama ni dafa am benn dimension mystique bu nekkoon ci seen diggante ñoom ñett sëñ Babacar Serigne Cheikh Serigne Pape Malick sëñ Hadji Maay nag moo ko coiffé woon sëñ Babacar jël la nekk fa le doxale ko digganteem ak sëñ Pape jël sëñ Cheikh mu nekk ki ko war a mën a mottali mu bàyyi koog moom mu mottali ko donc dama ni gis nga même nii ñu ko denc Tiwaawan ci ginnaaw Serigne Cheikh du hasard ndax dama ni Serigne Cheikh nitu yàlla ñun ñi xam ñëpp cër bi ko yàlla defal ma ne leen man xam naa ni rus na Serigne Babacar Sy di dem jël sëñ Pape Malick teg ko ci loxoom dem Barzakh may leen sëñ Pape Malick di ñëw Barzakh di dem directement ci sëñ Babacar te jaarul ci Serigne Cheikh il faut que Serigne Cheikh récupérer ko ni ko ka nga ma dénkoon a ngi nii delloo naa la ko moo tax ñu uufal ko na leen donc loolu nag moom sëñ Pape def ci teel a xam naa jagle yàlla la waaw parce que ni mu meloon noonu c'est-à-dire Serigne Cheikh déteindre ci moom ba jeex takk muy un produit fini de Serigne Cheikh waaw donc lépp loo xam ne rek lu Serigne Cheikh di def ci boppam rek def na ko ci moom waaw lu Serigne Cheikh di def ci moom parce que vidéo yaa ngi circulé bu yàgg depuis dégg ngeen ba muy wax ni mais ku fi dul Serigne Cheikh maa la ëpp cër te man toog naa ak moom Tiwaawan yàggul li may wax ni peut-être war na mat ñetti at ci ginnaaw xalifa si Baye Mbàkke bu maam Mbàkke si mi nga xam ni moo jullee Serigne Babacar di nijaayu Serigne Babacar si xalifa si ma nga Tiwaawan ñu ànd man ak Serigne Pape ñu dem mu koy jaale sëram bu génnoon àdduna keroog bi nu ñëwee ci biir waxtaan bi ndax famille bi rek lañ fa fekk ak ñenn ci taalibe xalifa yi xalifa ni ko di nga ma baal de si tey de dinaa génne secret boo xam ni ba nga ma ko waxee léegi defe naa 1965 la xaw ma 66 maa ngi koy soog a génn tey mu ni ko keroog ci sa voyage bu yàgg ba ngay dem mu ni ko dama toog rek nga yebal nit jël benn enveloppe bind ma ci benn lettre jël 3000 francs dugal ci biir ni ma damay dem dafa am lu may wuti ni ko lenn rek laa la mën a wax su ma demee ba ñëw fu nitu yàlla yi di courser soo ma séentoo ca kanam di nga ma ko gis nee na sëñ Pape moo ko bind loolu mu ni ko lettre baa ngi ma denc fii sama bagage ba léegi donc xam nga kooku xamoon na cëram xamoon na aussi fa mu toll woon waaw donc loolu doo ko doxoon nag digganteem ak Serigne Babacar mu jël ko nag jox ko Serigne Cheikh mu gis que ni fa mu bëgg a yegg ci wàllu yàlla ci Serigne Cheikh la ko mën a jaare donc moo taxoon mu mel ni mu mel ci moom ba dem ba ñëpp dëgg la Serigne Cheikh magam la lim ko magee bëri na lool macha allah mën na ko jur mais aussi tamit dimension mystique bi
ak dimension spirituelle bi mooy li nga xam ni moo def base de seen relation waaw mais du caagi ni rek kii sama mag la déedéet ëpp na lool fa ilayka ya na Muhammadin naadaani. en fait dama ni xam nga nit dina nekk ci mbir xëy na nit ñi duñ ko ci gis physiquement mais fekk na ruuxam mi ngi dund loolu toujours sëñ Pape nekkul woon Tiwaawan physiquement mais spirituellement ruuxam mi ngi doon moo tax bi mu ñëwee rek affaire bi day yomb ci moom te gis nga dama la ciy joxe firnde mooy sëñ Abdou Aziz li may wax ni am na ñu ko seede bi mu xawee yaramam xaw a diis keroog du ma ko fàtte mukk muy ba nu tabaskee ba ci ëllëg si ñu nekk ci kaw man sëñ Babacar taawam Papa Ida ak Cheikh Tidiane doomam bëriwu noonu daal peut-être 2 ou 3 personnes lañ fa nekkoon mais waxul woon dara dafa tëddoon rek waxul kenn dara ñun ñi ngi toog ci saal mi ngi nekk ci biir mais ñu toog rek xamuñu lan moo ko def lan moo wax sëñ Pape taale otoom Dakar ñëw Tiwaawan mais dafa ñëw dafa dugg ci néeg bi rek sëñ Abdou mel ni daara ma su ko jot déedéet woo ko de keroog pabay daan koy tooñ ni ko waaw yow koy nekkee sa garab gii nga gisagul woon rek moo tax parce que ñun ñëpp ñi ngi doon jaaxle ñu bàyyi leen ñoom ñaar ca lañu waxante sëñ Pape di def nag suba gu xëyee taal otoom ñëw Tiwaawan ba keroog alxames ji sëriñ Abdou di buy ji boromam ñoo yendoondoo foofu ci sëñ Abdou ba ci 18h 20h mu ni ma maa ngi dem Dakar dama bëggoon a fanaan sax mais damay dem suba ci fajar incha allah 6h du matin dinaa jóge waat Dakar ñëw effectivement 6h du matin bi muy jógee Dakar di ñëw ci lañ ko tàgge sëñ Abdou donc pour wan la ni li nga wax nii c'est-à-dire facilité boobu parce que lu ruuxam tàmmoon la tey tamit nag Serigne Pape Malick il a été toujours un trait d'union entre Serigne Cheikh ak Serigne Abdou ndax bëri na loo xam ni su ko Serigne Cheikh masaana soxla ci Serigne Abdou moom la koy wax mu dem wax ko wala su ko Serigne Abdou masaana soxla ci Serigne Cheikh moom la koy wax mu ñëw wax ko tu vois donc mu nekkoon ci seen diggante di doxal la nga xam ni seeni waajur moom lañ leen bàyyi loon donc c'est tout à fait normal que tey bi nu gisatul Serigne Cheikh Serigne Abdou moom daanaka bi sëñ Pape ñëwee rek xam naa ni ci la ni man sama mission pare na ndax am na loo xam ni mënatuma ko kii ko waroon a jël mi ngi ñëw na naa ko bàyyi mission donc sëñ Abdou dem nit ñi comme tu as dit jaaxle woon nañu parce que quand même nga perdre ci en espace de 6 mois pour day ni Serigne Cheikh ak Serigne Abdou mais kooku macha allah su amul ngand comme ñoom rek affaire bi du dem mais gis nga dafa ñëw rek xol yëpp féex ñëpp dalaat ñëpp dellu si mais mu wan leen ni dara changé wu fi waaw la fi doon dox ci jamono sëñ Babacar ba léegi mooy continuer dox dara changé wu et puis doxal ko aussi na mu ci anam yi mu gën a rafetee macha allah te la première chose bi mu wax ba mu ñëwee dama ni aw ma lu may créer lu bees li fi sëñ Abdou nekk bàyyi loolu la ñuy continuer doxal ko te loolu la doxal ba ni mujjee borom donc moo lay wan ni wutul woon dara ci boppam. fa ilayka ya na Muhammadin naadaani. bokk na ci li ma gën a yéem ci sëñ Pape mooy dimension boobu et loolu li la ci yéem mooy que mu nekk ci en public wala mu nekk en privé toujours même attitude boobu lay am te gis nga dafa néew gis nga nit néew na nga miin ko ci intimité am te gisoo loo xeeba ci moom parce que nee naa nit rek la di nga ko fekk ci intimité am ci biir chambre à coucher am fekk ko mu tëdd noo xam ni wala mu col goo xam ni dara nekku ci mais peut-être di nga am kii nekkate mais c'est-à-dire sëñ Pape doo ko bett en public comme en privé fekk ko mu am benn comportement bu reprochable non
non ma wax ko benn nag ma ne ko mais nag dinaa ko comprendre ma ne ko ndax la sëñ Babacar waxoon que ni dalam googu ak dengaaralam googu parce que li mu ko wóor ni ko bëtu yàlla bi jógul ci moom ma ne ko nag foofu laa koy dellu ma ne ko ndax moom fa mu nekk wóor na ko ni bëtu yàlla bi jógul ci moom bëtu ay kilifaam jóguñu ci moom ma ne ko ndax ki mën a toog en public nii du ma wéet jamais ndax saa yu ma toogee man rek sëñ Babacar dina ma seet si ci bëccëg bi ñeenti yoon mais kooku bëggul sëñ Babacar ñëw di ko seet si fekk ko ci anam bu mu xool fekk moo tax mu toujours muy am attitude boobu et puis tamit nangu kilifteef waaw c'est-à-dire que ni jéemu la wut dama ni su bëggoon tey mais caatu sëñ Babacar rek doy na cër tey jii su bëggoon a woote kon fu mu dëkk kenn du fa xaj mais man ñii daan nekk ak moom dama daan gis nit ñi ko bëgg ñëw seet mais day daw rek day moytu rek soo ko waxee mooy waa baax na on va voir baax na on va voir ma ne leen te cérémonie bu ma sa am Tiwaawan su nit ñi ñëwee nit ñi kër ba yegg si ci moom bëgg a jël ci moom salaatul fatih su fa keneen ku sant si toogee mooy la jox leen mais bëgguloon dara moom ci parce que bon dama ni et puis nag may leen mais moom aussi moo nu firil mbir mi ndax moo toog digg Tiwaawan mu ni wax naa leen ni su ne langa buri ñey jóg di wëri langa ka toog ci langa bi du jóg di ko wëri waaw ma ne kon donc moo toogoon ci langa bi du ko wëri waaw te loolu wax na ko te bi mu ko waxee mu ni wax naa leen ko Serigne Cheikh a ngi dund Serigne Abdou ngi dund ma ne leen bu ne langa buri ka toog ci langa bi du jóg di ko wëri waaw fa ilayka ya na Muhammadin naadaani damay waxtaan ak moom benn bis di ko takkine parce que aussi xam nga dama ni moom li ko yàlla mayoon moo doon suñu kilifa mais il était tellement ouvert que soo toogee ak moom doo am gêne ci wax ak moom li nga bëgg a wax donc ñu toog nii di waxtaan après ma koy takkine ma ne ko mais yow xanaa bëgguloo dara mu ne ma ah kañ bëggul dara am bëgg naa dara mu ne waaye li ma bëgg dafa amul fii mag ñee ko am mu ni ma ci la ma waxee nag ni ma gis nga su ma xëyee suba am sama taasu café ak sama benn téere bu ma jàng ak morso mburu mu ne ma leneen soxlaatuma ko ci àdduna ndax mu wër ma ni mag ñi heure bu ma leen soxlaa ñu ñëw donc gis nga dafa am lu trompé nit ñi dafa am loo xam ne ci moom dafa trompé nit ñi ndax yàlla daf ko defaloon mu nekk nit ku ko gis rek sopp ko ak macha allah fonk boppam mën a sañse man donc soo gisee da nga naan kii de affaire adduna rek a koy alors que adduna fii la ko tegoon c'est-à-dire yitteelu ko woon yow li nga ci wax ku dem këram xam ni mais su ko adduna yittee woon soo dugg see këram su ndaniwul toogal doo toog mais loolu mosu ko intéressé parce que xam naa ni recherche continuelle bi mu daan am jëmale ko ci wàllu yàlla ak ci wàllu mag ñi mais moo ko gënoon a ëppal poñetu àdduna yi man ànd nañu ba tàyyi ci ay bërëb ñu dindi alal ju bëri ji ko jox mais suñu ko joxee ku fa nekk di muy sa chance dama daan dem ba dama ciy xoolal moom ni ko ñu baal ma ci terme bi ni ko nag sëñ bi yow tamit li xale yi naan xamuloo fii metti yow tamit xamuloo fii metti yow mën nga lu la jox rek nga jox ko nit ñi ni toog mu ni yi amul solo yitteelu ko woon ay de forte somme dama ko fekkee mais lu ñu ko jox kuy njaboot nekk fa nga xam ne mooy sa chance ndax suñu ko jox mu koy dugalaat sa biir poche bëggul xam sax li nekk ci enveloppe bi ñaata la toog nañu ba tey gàmmu Tiwaawan ñëw nga gis nit jóge fële ñëw ni ko diw de moom a yóbbante woon ci yow nee na ziyaara ma ngi nii ci gàmmu gi mu jël soo dee dem mu dugalaat ko sa poche ni la dem nga gàmmoo ko xamul du xam sax ñaata ci nekk donc loolu nag je dis nag en fait jagle yàlla la waaw tey tamit ku miin njabootu sëñ Babacar xam ni loolu mosul nekk seen préoccupation Serigne Cheikh noonu la mës a dundee c'est-à-dire dara mosul rëy ci bëtam
te waxtaan naa ko moom benn bis ma ne ko mais man daf ma jaaxal li ngay maye ci alal li nga mën a maye nii ci som jox ko benn nit dafa soo ko waxee nit na dañuy yaakaar ni que ni normalul mu ne ma en fait yooyu yëpp yàllaa ci wane boppam rek mu ne ma ndax loo ci def ba nit ñi di ko yéem te yow du nekk dara balaa am ñaari seconde yàlla indiwaatal la leneen lu ko mais donc ñoom ci philosophie boobu ci la ñu mës a dund waaw sëñ Pape nettali nee nañu toog nañu Tiwaawan nee na soxna si ñëw ci sëñ Babacar pour dépense bi dem marché nee na góor gi ne ko waa ñu xaar tuuti nee na bi ñu toogee tuuti rek yàggul nee na benn nit ñëw indi benn enveloppe jox ko sëñ Babacar nee na ñu ubbi ko fekk ci 2 millions nee na sëñ Babacar woote ñu ñëw mu saam ko 250 000 yi yóbbul kër sëñ Aline Gueye 250 000 yi yóbbul kër imam Moussa Niang 250 000 yi yóbbul kër góor gi Cheikh Ba nee na def ko noonu ba 2 millions yi jeex nee na soxna si ni ko waa góor gi ñun ñu ngi lay laaj dépense lii fi nekk ñëw nga séddale ko mu ne ko déedéet lii du pour man ni ko man la may yóbbu dépense marché mooy li ma sagaru ñaar fukki dërëm yeeg juróomi dërëm yi moom ni ko seetal sama poosu bële la ca nekk ñun ko mën a dajalee ngeen dem marché donc gis nga ñoom philosophie boobu lañ doon dundee parce que ñoom ku ci nekk la nga daan dundee si kër du millions yi la nit ñi di ñëw addiyee de déedéet waaw dinañu toog sax ñàkk dépense nit ñëw indil leen ko mais il préfère joxe ko bon loolu nag dimension mystique la boo xam ni doo xam yow naka nga koy mën a expliquer waaw dëdd boobu ñu dëdd woon àdduna et sans pour autant nag que nit ñi xam ni noonu la ñu dëddu àdduna waaw parce que nee naa leen gis nga ki dëddu àdduna dëgg mooy xissa bi nu Serigne Cheikh doon nettali nee na ñaari mbokku taalibe yi doon jàng ba noppi te kenn ki ñëw Dakar nekk ci ay activité am kenn ki moom des ci àll ba ni dafa dëddu yàlla nee na bis rek ay njabootam di jóge ci àll ba di ñëw mu neen su ngeen demee Dakar na ngeen yegg ba am na sama benn mbokk ñoo jàng doo ngeen seetal ma ko ba xam ci lu mu nekk nee na bi nit ñi ñëwee taalibe yi ñëwee nee na ñëw seet waa ji ba gis ko fi mu dëkk nee na ñu ñëw fekk ko mu dëkk ci kër gu mucc ayib macha allah yàlla defal ko lu nekk nee naka la ñëw ni ko sa mbokku diwo nga lay nuyu mu leen ma andi mu ma nga fay bëgg àdduna rek nee na ñoom ñu jaaxle kële ñu jóge ay néegu ñax la dëkk yow mi ni ñëw fekk si yaa ngi dëkk ci macha allah kër yu mucc ayib nga naan ñu andi mu ma nga fay bëgg àdduna nee na bi ñu ñëwee mu ne leen lu mu leen wax ñu ni ko moom de dañ la ko tudd rek mu ne ani nga yaa ngi fiy bëgg àdduna rek nee na mu ne leen wax na dëgg gis nga sama néegu ñax yi ma nekk sama xel mi yëpp ci taaxu Ndakaaru yooyu la nekk muy leen gis ngeen moom taaxam moom mu nekk xelam yëpp a ngi ci yàlla waaw donc gisuñu ko dañ koy def rek parce que nécessité de la vie la ñu def ko mais du loolu la ñu gis yitteelu leen sax te yitteelu leen donc man wax naa ko ci ay kilifa même ñu fa ñëwoon di jaale mais soo ñëwee suñu ñëwee ni ñuy xoole bërëb bi ak sëñ Pape ni ñu ko daan gis xam naa ne di mais non c'est pas possible sëñ Pape ci sobriété bi la doon dund parce que pour ñoom peut-être yaa ngi doon imaginer que ni soo ñëwee ci këram bon te loolu intéressé wu ko donc xam nga fii nag yooyu dafay faral di nax nit ñi te nee naa leen day j'ai rarement vu un homme aussi mystique que sëñ Pape waaw chaque vendredi chaque lundi comme il me disait mu ne maa ngi dem defi sama tournée mystique Dakar fii am na fi ay bërëbam de topp géej gi fu muy dem te fu mu dem fu mu taxee am na lu mu fay def demaat soo xamul da ngay def ni dafay doxantu soo ko damay doxantu mais fekk na am na lu muy def donc bon yooyu nag soo pratiqué wul nit ki soo ko miinul xëy na yu bëri doo ko ñu bëri dañ naan daje naag oto sëñ Pape mi ngi kii daje naag moom ci corniche bi daje naag moom fële daje na te fekk na la muy def sur le plan mystique kenn am na benn njabootam nee na ma dama toog benn bis rek nee na mu woo ma nee na ma ni ko sëñ bi foo nekk nii mu ne ma maa ngi fii ci booru mosquée omarienne nee na ma ne ko man xaar ma kon maa ngi ñëw nee na ma taal sama oto ñëw fekk ñu ko sëñ bi looy def fii
mu ne ko non fii ci sama point mystique yi la bokk dama fii ñëw am lu ma liggéey après kon ne dem sama yoon. Il le faisait chaque semaine fa ilayka ya na Muhammadin naadaani. mais sëñ Pape bi ñu koy formel daayira ci kër gi daanaka daayira yu bëri ju déggul ci kër boobu xale bu ndaw la ay waa daayira Wakaam ak daayira Yoof ak ay Yen ak foofu yëpp amoon na fa ay daayira ñu ñëw di ko parce que tamit dama ni gis nga cofeel bi sëñ Babacar amoon ci moom loolu dafa rogalaat ba ci taalibe yi ñu am ko ci moom donc très tôt gàmm yi ñu fa daan def foofu ci kër gi mais ay daayiraam ñoo ko daan def mais ci ñàkk nag bëgg daraam di xëccoo wala di xëccu dara moo tax daayira yooyu yëpp ku ci ñëwati di ko seet mu seet benn daayira bu mag ci kër gi mu versé la foofu parce que dama ni gis nga dafa am ñetti principe yu muy nettali ni Serigne Cheikh la toog di waxtaanal nee na Serigne Cheikh ni ko mbaa du ngeen tooñ mu ni ko sañuñu ko mu ni ko mbaa du ngeen xëccoo mu ni ko talluñu ko mu ni ko mbaa du ngeen tiitaru mu ni ko tiitaru signe de folie la donc gis nga ñetti principe yooyu dafa nekkoon des éléments clés de sa vie c'est-à-dire sëñ Pape du xëccoo man de mosuma ko gis mu xëccoo dara lu mu bëgg sax gis nga njortu ko ni keneen bëgg na ko génn na ca parce que pour moom nit ku nekk la yàlla defal te toujours daf ma daan wax que ni seen waajur soxna su daf leen daan wax ni leen gis ngeen yéen luy seen cër rek yàlla dina ko teg seen loxo te du ngeen ci sonn moo tax soxlawul woon dara li fi amoon ci structure bari woon na amoon na ay daayira mais daayiraam yi mais diñ ko ci topp pour ni ko dañu bëgg ñëw ziyaare si même bi mu demee ba toog nii nga xam ni sëñ Cheikh nekkatu fi sëñ Abdou nekkatu fi topp nañ ci ba tay nit ñi wax na ni mais loo wax rek mu ni bu bëgg ziyaare rek nañ dem Tiwaawan tu vois bëggul woon a feeñ ci dara bëggul woon nit ñi te yàlla xam na ni su ko bëggoon macha allah man waxuma la man rek waaye yéen ñi rek li jaar ci yéen pour bëgg a jot ci moom kenn xamul nu mu toll mais bon dara masu ko ci intéressé loo wax rek mu ni ku bëgg a dem ku bëgg a ziyaare rek nañ dem Tiwaawan xale yaa nga fa bàyyi nañ leen fa ku dem loo fa defanteeg ñoom jéem ma rendre compte waaw ñëpp doole woon ko parce que dama ni daal te man nag loolu waxuma ko mais am na njaboot bu ñu daan nekkal moo ma ko wax bis fekk dañu nekk Tiwaawan mu ni ma man daal tey góor gi daf ma wax loo xam ne daf ma xaw a perturbé ma ni ko mu ni ma dañu toog di kii nag mu ni ma mu ree ni ma daal nit ñi ñoo fee nit ñi defe nañ ni chaise bu Serigne Cheikh toogoon Serigne Abdou toog ci man dinaa ñëw di ci toog waaw njaboot gu ko jege sax xam naa ko dama dul wax turam ci kii nee na ma wax na ma lii waaw ma ne ko non parce que en fait moom léppam rek ci kilifteef la ko dëdd dundam yëpp ci kilifteef la rek c'est-à-dire jéemu la woon a wuttu lenn loo xam ni dañ ko koy askanale waaw moom daal Serigne Babacar ak ay kilifaam mi ci des nag dara intéressé ko waaw fa ilayka ya na Muhammadin naadaani. man day toujours li ma daan wax daf ma ni wàllu kër gi daayira yi ñoo fi nekk ak koskaas mu ni ma nag il faut que ñu suuxatal leen mu ni ma daayira yi pour tarbiya nit ñi pas-pas mu ni ma koskaas pour service bi mu ni ma amatul leneen duñ fi def mu ni ma ndax soxlaatul ñu fi créé waat ay structure mu ni ma ndax mag ñi liñ fi waroon def yëpp def nañ ko tey jii fu suñu delloo ci wàllu pas-pas taxawaay boobu daayira yi am ko su dara amee wàllu service bi koskaas taxawee loolu moo tax bëri na lu nit daan ñëw di ko seet di ko exposer ay projet loo ko ci wax lu mu lay njëkkaa soo kenn service mu ni ma la mooy la est-ce que gisante nga ak waa koskaas
su dee ci wàllu tarbiya bi la muy la est-ce que gisante nga ak waaye daaratul kiram bon parce que pour moom loolu mooy fondamentaux yi nga xam ni ñoo ŋànk kër gi te gis nga actuellement nee na indication yi mu ci joxe xam nga amoon na yéene def benn tournée nationale pour dem ci fédération yi vraiment ñu suuxataat leen nit ñi gën a dundaat affaire u daayira yi ndax ni mu gisoon xam nga am na benn moment dina am benn relâchement alors mu ni woon nag loolu il faut que ñu dem mu waxtaataat ak nit ñi parce que dina leen gën a revigorer ñu mobiliser waat mais xam ni lii nga xam ni structure la yoo xam ni sëñ Babacar Sy parce que tamit quoi qu'on dise wàllu daayira tey suñu ko dee tudd ci Sénégal gannaaw yàlla sëriñ Babacar moo ko fi créé commencé ko ci daayiratul kiram donc luñ fi créé waat rek dafa ñëw sofu ci loolu mais du lu bees donc moo tax gis nga mbir mi suñu bëggee mu dox nanu delluwaat ci structure yooyu sëñ Babacar créé woon daayira yi waaw nanu dem sofu ji foofu ci daayira yooyu service bi aussi bi Serigne Cheikh gisee ni jamono indi na ko mais ci la ko tëral jox ko Serigne Abdou ñu exécuté ko mooy création COSCAS bi maintenant nag bëggoon na benn moment ñu def une évaluation de tout cela parce que tamit nit kuy liggéey di nga taxaw seet li nga def ak li la dese su fekkente ni am na luñ ci war a rectifier wala yu demee noonu mu def ko mais moom ci philosophie am bokkul woon que ni ñu créer lu bees ci biir kër gi déedéet parce que à chaque fois dafay wax que ni mais soo fi créer lu bees confusion rek lay indeeti parce que déjà structure yi nekk ci kër gi heureusement que sax ñoom ñëpp daayira la ñuy tuddee seen bopp mais su fekkente ni da nga ñëw créer fi beneen structure boo xam ni bokkul ak daayira yi bokkul ak COSCAS wala même yow nga ñëw créer fi aussi benn daayira mais tey jii dama lee su sëñ Pam Malick xëyoon ñu ni créé na benn daayira ci kër gi mais nu muy mel donc moo tax il a toujours voulu que li fi sëñ Babacar bàyyi woon ay kilifaam bàyyi ko fi ñu seet loolu naka lañ leen suuxatale ndax ñoo yennu kër gi waaw tey tamit gis nga imam ku nekk ak li la yàlla defal te damay wax ni sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu chance su kër Seydil Hadji Malick la yàlla mayoon na ko gis-gis ak xàmmeek ràññee waxuma sa affaire cër parce que loolu c'est autre chose ba na mu dégg woon jamono ba mu xëyee ba tëral ba tënk li mu tënk ci affaire daayira mais tey jii képp ku def daayira ci Sénégal ci loolu nga sukkandiku affaire mbokkoo gi mu ci waxoon affaire jàppale gi affaire demalante bi affaire may leen mais sëñ Babacar moo njëkk a incité nit ñi que taalibe yi ñuy am kër Tiwaawan moo tax su ma gisee nit ñi di kii may leen mais di lu bees ba koy sëñ Babacar di wax ñi koy wut ñi lépp kenn judduwu ci woon may leen kañ ñun sax dañu yaafus ndax may leen la ci sëñ Babacar tëraloon yëpp suñu ko toppoon doxal ko noonu mais kon Tiwaawan kenn waxatu ko mais kon donc dama ni gis nga suñu banee sonn loolu ñu fi tëraloon ñoom nañ ko jël ñu wéyal ko doxal ko et puis ne gën ko dëgëral waaw parce que ñun ci dëgëral ko boobu mooy nekk suñu chance ñu am fu ñuy teg suñu tànk parce que actuellement gis nga réew mi dafa xaw a jaxasoo waaw ku nekk ngi xëcc ku nekk coow li dafa bëri naan mais ñun suñu bañee réer nañu jël suñu tànk rek ñu teg ko fi ko mag ñi tegoon waaw ndax mag ñoom ala kulli xaal ñoom réeruñu woon te ku topp seen i tànk aussi doo réer waaw te ndax la taalibe ba waxoon sëriñ ba ni dox ci àll bi ba mu yàgg sëriñ bi ni ko Moodu dafa mel ni danoo réer de mu ni ko sëriñ réeruma mu ni ko Moodu danoo réer mu ni ko réeruma moo ko ñetti yoon mu ni ko man sëriñ xanaa yow yaa xamatul foo jaar waaye man tant que sama bët a ngi tegu ci sa kaw rek man réeruma yow ka njaay seet fu ñuy jaar nag donc ñoom comme yàlla mayoon na leen ñu xàmmee ba teg loo xam ni woon nañu ni dëppoo naag charia dëppoo naag tarixa mais ñun nañ ci way rek suñ bëggee dem mais suñ fi bëggee créer lu bees rek enlisement la ñuy indi kenn du dem confusion nit ñi dootuñu xam fu ñu jëm de su boobaa te nag gis nga mag ñi am nañ fulla ju day ni comme je dis souvent gis nga seeni yëf moo xam ñoo la jur moo xam juruñu la gis nga suñ ko bëggee doxal
ka am pas-pas pour doxal ko dinañ ko dem su nekkoon kuli koro sax ñu jëlal ko andi mu doxalal leen seen mission donc ñun nañu gëm loolu et moom sëñ Pape ci loolu la mës a dund waaw ci loolu la mës a dund daan na ma wax nag donte la xëy na firi lu ma ko ni ma li ma sëñ Babacar sant ci kër gi xam naa ko te dinaa ko defal loolu moom wax na ma ko à plusieurs reprises waxuma nag lan la waaw et toujours daf ma naan li ma sëñ Babacar sant ci kër gi daal xam naa ko te dinaa ko defal waaw xam naa ni daal bi fi ay kilifaam jógee seen place tooge na ko mat na ko sëkk tabaarakallah def na su dee ci wàllu kër ga dara tardé wul woon dara manqué wul woon te gis nga sëñ Pape ku yéeme la gis nga gàmmu bi mu njëkk a gàmmu 2017 bi sëñ Abdou di soog a génn àdduna dañu toog ba gàmmu gi des defe naa juróomi fan wala non matul sax juróomi fan ay 3 jours yooyu xalifa kan bi yi nga xam ni moo doon yor affaire nag yi ñëw Tiwaawan ñëw seet si ma ni ma doo wax ak góor gi ma ne ko ci lan mu ni ma gàmmu gi de yaa ngi nii fi mu toll ñeenti fan a ci des te liñ daan séentu ci nag waxuma la genn wàllaat ga waaye ceer bi sax ñëwul alors que fii nga xam ni waxuma la waa kër gi mais dëkk bi yëpp ak daayira yi ñëpp kër gee leen daan jox nag ma ne ko d'accord dinaa ci wax ak moom ma ñëw fekk ko ci néeg bi après ma ni ko xalifa day dafa am lu ma doon wax ci affaire ndawal ak yooyu ma wax ba noppi mu ree ni ma ni ma ne ko mu toog lépp dina defaru incha allah gis nga léppam dina defaru boobu dafa naa ci diggante ngoon googu ak ëllëg sa la fa daan ñëw ci nag triple am ñëw na fa ci nag ñu jox ñoo xam ni mësuñu leen a dugal ci liste bi waaw après mu ni ma nit ñi dañu xamal ki nu amal affaire muy sëñ Babacar Sy waaw mu ni ma service am du tardé waaw du tardé moom kañ gëmal ni du tardé rek li ci des nag yow defal li nga war a def li ci des nag moom lay sotti bu ci sa yoon nekk waaw bu ci sa yoon nekk waaw maa ngi koy nettali toujours ma ni leen ci élection présidentielle yi passé ba mu jëlee position may neen ba muy jël position kan moo jël position fii ci réew mi ci Achoura ba la njëkk a wax keroog ba mu ko waxee ban xëy suba dégg nga ku nekk critiqué waaw sëñ bi war woon wax ñi naan dafa teel a wax nangam ak nangam ñii nii politiciens yi kenn du leen mu ni patt rek ñu ñëw gàmmu Abraar sëñ Abdou mu réitéré foofu li mu wax ni leen nag opposition ñëpp samay njaboot lañu ku ma ci soxla dinaa wax ak moom mais Macky mooy sama candidat keroog ñun ñëpp a tiit parce que boobu réew mi jax na jax boo xam ni di nga toog ci rox sax ni mais sëñ bi est-ce que xarawul parce que lii mu wax nii su amul moom musiba am na. du ma fàtte mukk dimanche bi nu demee voté ji bi ma demee voté ji ba ñëw mu ni ma voté ji nga ba ñëw ma ni ko waaw ma ni ko mais man dafa am lu ma dal mu ni ma ni ko dama am ay sueur froide dama tiit ma ni ko ndax dama dugg ci dëkk bi gis nit ñeeg coow leeg kii ndeysaan mu xaqataay ñëw si Pape demal nga toog rek noppali mu ni ma mag ñi ñëw nañ ba nee nañ ma mag yi dina am résultat wallahi wal xanaasi moo tax ci guddi ga bi ñu commencé joxe résultat yi sama soxnaa ngi toog di déglu ni dégg nga fii ñi gañe nañ ko de ma ni ko xoo bàyyi ma yow ba ca cëppaandaw la résultat rek lañ bëggoon Macky amul résultat gañe ko maintenant nag la question que je me pose mooy est-ce que ñoom xam nañ lim leen defal loolu lan la c'est la question que je me pose est-ce que xam nañ lim leen defal la pourtant defu koon pour alal soxlawu koon sax parce que jéemu leen a gis sax pour am ci alal daf soxlawu ko sax mission la woon rek loo xam ni la mag ñee ko dénkoon def na ko moo tax nag man affaire bi daf lay sax xaw a tiital après parce que bon je dis bon kilifa gu day noonu ak la mu def yow nga xam la mu ci daj donte la xamoo la mais am na loo ci xam la mu ci daj pour loolu am mais est-ce que delloo nañ ko njukkal mi waroon ci moom c'est la question que je me pose waaw fa ilayka ya na Muhammadin nadani
pourtant damay wax que ni man constaté wu moon dara lu particulier non xam nga am na njabootam bu ma ko ni ma vraiment je n'ai pas vu venir ma ne ko mais personne n'a vu venir ma ne ko parce que nit di nga nekk ak moom sax xëy na di njort ak di mais ma ne ko non c'est-à-dire sëñ Pape il est parti comme il a vécu c'est-à-dire dans la dignité dans le calme et puis vraiment dignité quoi voilà c'est le mot waaw il est parti dignement c'est-à-dire ko xam ni tey da nga koy fekk da ngay gis mu tëdd ni mais tu as l'impression que c'est quelqu'un qui voilà parce que amul dara lu lay wan ni kii il est parti tellement que ni ma ni leen nag ça ne m'étonne pas parce que am na benn vidéo bu may dégg boobu sax def naa maa nga foon muy ay conseils yu mu doon jox jigéen ñi naan leen soyez belle pour vos époux soyez généreuse devant vos enfants et surtout soyez digne devant la mort mais il a été très digne waaw amul dara loo xam ni nit kii dina ni bon kii kat xëy na mais man vraiment fan yooyu yëpp amul dara lu lay indiquer ni que ni kii kat dafa il est sur le point de partir wala nangama déedéet au contraire soo waxee ak moom bon toujours nit yàlla daf ko mayoon su waxee ak yow sa xel day daal da ngay amaat courage da ngay kii mais bon voilà mais bon il est parti dignement donc loolu la yàlla dogal et je me dis que nag du lu yomb nag waaw c'est pas facile nag c'est pas facile ci kilifa bu yegg ci dimension boobu ak anam bi mu demee donc xam nga loolu sax moo tax choc bi mu def ci nit ñi waaw metti waaw parce que xam nga nit ki da nga koy gis sax naan pourtant kii day ni ma ko gisee tey dafa mel daal am na lu muy sooxaal mais non macha allah il n'avait rien il se portait très bien bon maintenant nag yàlla comme li muy wax moom nii yàlla waxul ni ku feebar da ngay dee ku sa mission jeex rek nga dem bon mission ma jeex rek ci kaw suuf après dem na ci barsax pour mottali ko ci wetu magam ya ndeysaan fan yooyu mu amee njaboot gi ñu bëri surtout jigéen ñi da ngay gis ku ñëw nii nag moom fi mu toll nag moom il faut mag ñi ñu xuloog ñoom parce que lii kenn xama ko may leen mais suñu ko mag ñi gënee soxla nag problème bi mooy loolu suñu ko mag ñi gënee soxla aussi day dem ci ñoom tu vois may leen mais su ngeen gëmee ni dem na mais jógewuñu fii rek waaw ma ne ko ndax mooy li sëñ Cheikh daan leen wax ni leen mook sëñ Abdou ni leen bis bu ngeen gëmee ni sëñ Babacar jóge na fi rek ma génn ci yéen waaw da ngeen gëm ni làqu na mais mi ngi fi tax parce que sëñ Cheikh ni leen mais sëñ Babacar bàmmeel mënu ko téye te loolu nag ñoom doon nañ ko ci moom waaw donc man loolu laa gëm tey jii ña nga fële waaye tey li olof di wax naan tey la wàllu gën a aay waaw te bala ñu ko doon xam nag imam mooy lii ñu fi bàyyil muy mission bii nit ñi jóg taxaw tuuti rek laa wax tuuti ba xam ndax duñu gis résultat yu ëpp ñoom ñin fi def sax waaw man loolu j'en suis convaincu waaw parce que ñoom ñëpp ku ci nekk joxe nga ci assurance bi waaw sëñ Pape toog na gàmmu Tiwaawan lu dul benn yoon di ñaan ak réunion assemblée générale COSCAS ni mag ñi day nee nañu assuré nañ que ni gàcce du am coono nag mën naa am parce que coono dund ñoo ànd mais gàcce du am waaw te gis nga dama leen ni le fait que sëñ Pape COSCAS bi mu ñëwee assemblée générale yi ñu daan def yëpp mu personnellement mu koy ñëw di ko présider boppam am na lu mu bëggoon a wan nit ñi non seulement di ko présider mais di sol sax tenue bi waaw tenue bi ñu ko jox daf koy ñëw sol ko ñëw taxaw donc am na lu indication yu mu bëgg a jox nit ñi donc yooyu tamit nag bu nu ko soofan nanu ci toog seet ko saytu ko xam ni kat mag ñi li ñu bàyyil mi ngi fi sëñ Abdou assurance bi joxe woon na ko ni du ñaaw jamais sëñ Cheikh ba mu ko waxee kenn xamul nu mu ban année la woon mais donc suñu gëmee ni que am na lu leen yàlla defal mais taxawaay boobu nag léegi nag ñun ñoo ci des ñoom la leen waroon matal nañ ko benn naa ñoom ñu ci des nag ñun ñoo ko war a mottali fa ilayka ya na Muhammadi
الأعدام. jërë ngeen jëf moom day xam naa ni exercice bu xaw a jafe la parce que tamit am na kilifa yoo xam ni moom wax ci ñoom dafay xaw a jafe te tamit réew mi dafa neexul a waxee ndax xëy na loo wax ñu jàpp ni parparloo la wala ni olof naan ku ràcc jëmale sa kanam or loolu taxul parce que dafa am ñoo xam ni la lay booleeg ñoom du question deret mais c'est plus fort que ça te moom daf ma ci jox benn exemple mu ni dafa mas a toog ak seen nijaay góor gi Ousmane Kane nee na muy wax ci Serigne Cheikh di wax ci Serigne Cheikh ba mel ni dafa xaw a taxaliko ak sagoom nee na mu ni ko nijaay lii ngay wax ci Serigne Cheikh cër bu ko yàlla defal la wala njuréel rek a tax ngay waxee ni ci moom nee na maam Ousmane Kane ni ko doom toll naa nag fu may waxee ci nit ngir juréel rek ni ko su fa cër bi nekkul woon ma xam ni nekku fa maa ko jur mais nag cër ba daf fa nekk ba noppi donc ñun loolu moo nu boole ak ñoom ñu nekkoon mu nekk surtout moom koo xam ni tey dama ni ñun ñii nga xam ni ñoo féete ndaw ci wàllu kër gi dafa am lu ñu jàngal mooy nangu kilifteef parce que ku mënoon a am lépp gédd lépp ngir nekk njaboot ma ni ko moom mooy incarnation bi ci biir kër gi loolu moom képp kuy njaboot ci kër gi rek moom war na la inciter nga jël exemple boobu ci moom et mu def ko nag ci anam boo xam ni ànd koog benn loyauté surtout parce que nee naa gis nga nit di nga topp nit sax bis ñëw nga xaw a ding-dingal wala jax-jaxal mais ma ne leen Serigne Pape vis-à-vis de Serigne Cheikh dafa mel ni rek Serigne Cheikh bu nu dagg la rek teg ni tellement que daf ko loyal dafa dem ci moom ba jeex deseelu ci dara donc loolu tey génération bi fi nekk et su ma nee génération ci wàllu kër gi waxuma rek ñun ñi nga xam ni deret lañ ci kër gi mais képp kuy aju ci kër gi rek njaboot war nañ ko jël en exemple bon xam ni tamit gis nga nit li olof naan loo nekkul taalibeem doo nekk sëriñam waaw amuñu fi luñ fi xëccu cër yi fi nekkoon mag ñee ko moomoon dem nañ yóbbaale gis nga ñun nekk njaboot dong moo nu jikk taxaw nag ci wàllu tarbiya bi sëñ Abdou ñaata yoon nga ko dégg mu ni mais kër gi li fiy jëriñ nit du deret waaw nangu retrousser les manches nekk ci tarbiya bi def li fi mag ñi bàyyi waaw ma ni ku ko def rek di nga gis sa morom taalibe romb lay dem nga naan kii fu mu jaar te fekk na tënku ci li fi mag ñi bàyyi woon rek ko yóbbaale donc man loolu laay wax que ni nañ ko servir nañ ko jël comme leçon ci wàllu sëñ Pape gis ni mu toppee woon ay kilifaam gisit tamit su waree jël responsabilité am comme ni mu ko waxee c'est-à-dire xaaru ci ma Samba xaaru ci ma Demba Serigne Cheikh daf fii daan nekk Serigne Abdou nekk fi mbir am mu war ci jël responsabilité du leen tàggu day dem def ko ba noppi soo ko ñëw rendre leen compte njaboot noonu lay defal kilifaam la nga war a taxaw nga taxaw ko ba noppi soo ñëwee soo koy mais soo demee sa kilifa di ko tàggu mooy la déedéet moom nag da daan jóg su responsabilité war a taxawee mu jël ko ba mu mat su dee rendre compte ay kilifaam mu rendre leen compte donc vraiment loolu moom dama ci invité nit ñi njaboot gi ñu jël loolu ci moom comme exemple xam ni tey soo gisee cofeel bi nit ñi am ci moom yëpp loolu rek moo ko waral waaw dund na ba dem mënoon a am lu nekk mais bëggu ko mu gedd loolu yëpp ngir yàlla nekk njaboot waaw jamono bi ñëpp xam na ni mu tëdd tey jii keneen ak keneen ku amoon possibilité def loo xam ne tey macha allah mais doo sax hésiter mais moom amoon na ko mais nag mësu ko yitteel su dee ci wàllu réew mi la nee naa leen il a été de tous les combats ca jamonoy Senghor nag ba ci Abdou Diouf Abdoulaye Wade ñoom ñëpp ku ci nekk ba mu waree taxaw sa wet taxaw na sa wet lam ci war a def mu def ko ci waaw kon nag gàcce ngaalaama tey lii la yàlla dogal ci moom mais dima ni fa mu jëm du dajeek ay kilifaam di rus ndax xam na ni lan ko bàyyiloon taxaw na ci ba fekk leen kon nag ñun nañu góorgóorlu aussi li mu fi bàyyi te ma cité ko sànq muy ci wàllu kër gi ñu mën ci am taxawaay bu mat
am ci taxawaay bu am fulla et puis développer sincérité suñu diggante xam ni àdduna bi dara jaru fi dara tey lépp ñoo ko bokk te olof dañuy wax ni su ngeen bokkee loo xam ni mënu leen ko séddoo da ngeen di fexe bay diisoo waaw pour di xam fi ngeen teg seen tànk te man li ma gëm mooy suñu àndandoo nekk benn amul lu nu mënul réaliser waxuma ci Sénégal léegi mais ci àdduna bi mais nag day fekk nag ñu ànd nekk benn yéenante jàmm xam ni au-delà même affaire ay tarixa ak kër mais ay jullit lañu te dafa am loo xam ne diggante jullit ak jullit fu nekk dégg na li ci yonent bi jàngale am na loo xam ne amuñu droit def ko waaw donc nanu développer collaboration boobu sincérité boobu jàppalante ku ñu gis ku war a tarxiis ñu delloo si la ku ñu gis ku néew doone ñu jàppale la lu ñu war a mën a ànd def ñu def ko suñu ko defee rek yàlla mën nañu dimbale ci barke mag ñi incha allah ba li fi mag ñi bàyyi luñ ci mën ñu def ci tamit ndax dama ni mission la boo xam ne du jeex waaw ci yonent bi la commencé woon ba yegg si ci mag ñi leen ci mënoon ñëpp ñoom def nañ dem ñu nit dañuy xëy dem ñeneen ñëw mais nanu fexe ba suñ fi dee bàyyi ñi koy bàyyi ñu bàyyi leen loo xam ne leen xam fu ñuy teg seen tànk comme ni ko mag ñi defee te je crois que ni loolu liggéey la boo xam ni chaque fois rek man boo ku ma xam maa ngi ci woo toujours nit ñi ni leen ne nit ñi taxaw ci essentiel parce que gis nga fi mu toll réew mi dafa jaxasoo boo xam ni nit ñi soo defu ndànk rek ñu détourné na de l'essentiel waaw dugal la ci ay détails yoo xam ni du loolu moo la taxoon a jóg donc nañuy rester concentré xam li ñu tax a jóg ak nan ko bëggee nan ko war a defee et li ci des nag ñu bàyyi ci loxo mag ñi waaw loolu rek lañ amoon luñ ciy def ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di baalu àq ñëpp xëy na wax ji dina salfaañoo parce que tamit sëñ Pape moom ni mu tolloon ci ñun la yàlla boole woon ñu ak moom wax dëgg yàlla te li may wax toujours ndeysaan dama ci daan waxtaan ak moom mu ni ma gis nga dafa am loo xam ni yow doo xam lan la man duma xam lan la waaw mais namu mag ñi la rek waaw du ko c'est pas parce que moo ma jur ça c'est vrai mais du woon loolu amoon na beneen dimension bu taxoon yàlla boole woon ñu doon wax dëgg yàlla donc on aurait souhaité que mu dem ba ci kanam waaye bon lu ci nekk rek na ko yàlla dogale ñu nangoo ko noonu donc ñu ngi leen di sant di feddaliwaat ñaan yi ñu fi ñaan jëmale ko ci yéen ak seen télévision bi yàlla na yàlla defal leen ci ndam yàlla gën ko yaatal et surtout ngeen xam mission d'éducation bi ngeen am waaw parce que xam nga léegi suñu demee ba média ak importance bi mu am ci àdduna am na ñoo xam ni dañ koy jëfandikoo pour safaan mais nag dafa am ñoo xam dañ ko war a jëfandikoo pour defar donc lu ngeen mën ci gën a yee nit ñi ci wàllu diine ci wàllu tarixa ci wàllu réew et puis nit ñi ci wàllu comportement civique ñu xam parce que Sénégal actuellement loolu moo nu manqué waaw c'est-à-dire nit ñi dañuy fonctionner yàlla na ma yàlla baal ci kàddu bi may wax sax ci devant les caméras dañuy comporter comme ay bàyyi ma bon te nit nag su demee ba daanaka la muy def sax bàyyi may jomb nañ ko def catastrophe a ngi am te réew mi nit ñi talatul dara et à chaque fois nag su ma amee occasion dama koy dama ni parce que réew moo xam ni ñëpp on raisonne en termes de milliards may leen bonul su fekkonte ni nit ñi ci liggéey lañ ko teg ambition ndax tey kuy liggéey da nga bëgg a yokk mais su fekkente ni yow loolu yëpp pour affaire lijjanti la loo wax ñu ni xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti mais kooku catastrophe la donc nañu delloo si suñu xel xam ni li sëñ Pape daan wax naan su ma gisee nit ñi di kër yi ci këru àdduna yi daf may reeloon ndax mu ni kër gën war a kër yi dëgg-dëgg mooy bàmmeel te nit ñi toppatoo woon ko waaw donc nañu delloo si suñu xel ni ala kulli xaal bis dina ñëw ci foofu lay li mujj te léegi rek avant may ngeen di ñëw nii maa ngi koy wax ak sama benn wala rek ma ne ko gis nga li dans soxo waxoon sëñ Cheikh ni ko la mort est la chose la plus démocratique qui soit ma ne ko ndax kenn du ci jaas ma ne ko mais aussi la ci yee ma ne ko gis nga ma ne ko chaque jour bu nu def rek c'est un jour de moins ci suñu dund te nit ñi xamuñu ko ma ne ko da nga yaakaar ni c'est un jour de plus mais c'est un jour de moins te ma ne ko loolu yàlla ñëpp la ko yamale c'est-à-dire tey suñu xëyee ñun ñëpp am nañ un jour de moins suñu demee une semaine ñun ñëpp am nañ une semaine de moins un mois ainsi de suite ma ne ko bon parce que yàlla moo doxale noonu xëy na nag ka mu jox téeméer ka mu jox juróom fukk ka mu jox ñeent fukk ak nangam ma ne ko bon
waaw ñoo ci yem donc ba tax na daal yooyu ñu koy bàyyi xel waa xam ni ay fondamentaux la yoo xam ni suñu ko sàgganee rek ñun du baax waaw ndax tubaab yi ko doon def sax am na ci ñoo xam ñu ngi ciy génn donc ñun nag mënuñu quand même am maam yi ñu am ci wàllu diine ñu mel ni ñoom Cheikh Omar Seydil Hadji Malick Sëñ Touba ak ñu mel ni ñoom mais ba noppi nag bëgg a doyee di à ce point c'est pas normal te loolu nag comme toujours je dis que ni aussi les autorités étatiques aussi am nañ ci responsabilité waaw am nañ ci parce que am na loo xam soo defee ni da ngay bàyyi noonu rek mu dem mais su effet bi ñëwaatee ci sa kaw rek du baax donc ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah awtaani summa salaatu ala nabi wa ali min rabbi fi rabbil hannaani ma haala ahmadun ittijaani munshidan fa ilayka yabna muhammadin naadaani ma haala ahmadun ittijaani munshidan fa ilayka yabna muhammadin naadaani